mi ngi jëm rek ci le nouveau code de la presse am ci disposition boo xam ne vraiment c'est inquiétant waaw vraiment inquiétante notamment article 18 bi dama koy jàng su ko defee li ci tege mooy ma tekki ko ñetteel bi mooy ma def ci jàngat ci lu gàtt rek di ndokkeel nag suñu mbokk mi nga xam ni journaliste la moo ñu ko yónnee signalé ñu ko alors kon ñoo ngi gis ni le nouveau code de la presse bi boo demee ci article 18 bi dafa wax ma jàng ko ci français d'abord ba pare le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle ainsi qu'à toute maladie ou handicap d'ordre physique ou mental qui aurait un caractère discriminatoire et ou stigmatisant. Le compte rendu par le texte, l'image et le son de la guerre, d'actes terroristes, d'accidents et de catastrophes trouve ses limites dans le respect du secret défense, de la souffrance des victimes et ou des proches, du moral des troupes ou des populations en temps de crise. Le journaliste et le technicien des médias qui traitent les informations respectent les principes généraux de l'équité exprimée par une attitude loyale envers leurs sources, les personnes dont ils parlent et le public. mu jeex fin de citation. waaye article boobu lan la wax article 18 bi dafa wax ni journaliste bi ak ki nga xam ni am nag xarala di liggéey ci média yi warteef la ci ñoom ñu respecté nit ak àqam ak yelleefam nañu moytandikoo di mel ni kuy misaal wala ñuy junj ci am mbind wala sax ci am nataal wala sax ci loo xam ni dañ koy dégtal nit mën koo dégg ci am noppam ci nit ki bokk gu mu bokk ci waaso wala bokk gu mu bokk ci benn pàcc ci li askan wi maase bokk wala ci diine wala ci sax wàllu ngóoraam wala jigéenam muy melo wi ko yàlla binde góor la wala jigéen muy sexe wala sax ci ak jubloom ci wàllu sëyin sëy ak sëyin muy orientation sexuelle nee na loolu dañ koy tere ak sax bépp jàngoro boo xam ne am na ko wala laago gu jëm ci wàllu jëmmam wala am xelam te loolu di nuru loo xam ni dañu koy boddi wala bokk dañu koy joxoñ aka gotti aka tuumal am na yeneen ñaari lu ca tege waaye mën na maa yem fii rek moom ci wolof bi
ci français bi moom dikk naa ci article bi yëpp ba mu jeex. léegi nag gouvernement bi bu Sénégal bii fi nekk dafa nekk ci wàll benn logique ngir sàmm ak dooleel ak taxawu góor jigéen yi. lii nag dama bëgg mu leer ci bopp képp kuy sénégalais, bëgg naa mu leer ci bopp képp koo xam nit yàlla mën loo na la dara. ci gouvernement bii fi nekk dafa nekk ci logique gu dooleel ak ngóor jigéen ak protéger leen ak taxawu leen. li may wax fan laa sukkandiku, bu ngeen fàttalikoo ci le 26 novembre 2015 am na benn télévision bu ñuy wax iTélé. sunu kilifa réew di président Macky Sall dañ ko fa dalal. biñ ko fa dalalee wax na fa ci biir kàddoom ni nun Sénégal am nañ fa ay góor jigéen, nun Sénégal am nañ fa ay góor jigéen. Nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Journaliste bi daal di koy laaj ni ko ndax kuréel yi nga xam ni ñoom dañuy toppatoo àq ak yelleefu nit, te suñ ko waxee góor jigéen ak ku dul góor jigéen bokk na ci, ndax ñooña mën nañoo fesal ci luñ leen di gis loo xam ne nëbbutuguñu ci am pénc, mën a wax ci seen mbir yooyu, mën a wax ci seen loolu mbirum góor jigéen, man koo défendre, man caa addu, waaye ndax sax danañ mën a def campagne. campagne mooy layal nit ñi ak wan leen di leen ko jaay, di leen ko xemmem loo, ndax kii campagne daa am ñooy waxal ngir woo leen ci la ngay woote. mu ni ko ndax loolu sañ nañ ko. président Macky Sall tontu ni loolu sañ nañ ko. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. maanaam sañ nañu loolu. sañ nañoo jóg wax ci seen mbir ca dëkk ba, sañ nañu sax cee def campagne. loolu le 26 octobre 2015 la ko président Macky Sall wax. man nag ma daal di ci dégg ne kon de waruñoo xaar dara lu tuut ak lu néew ak lu bari ci gouvernement bi ngir mu dindil ñu ak mu aar ñu ci mbirum góor jigéen ak yi mu mbokkool. journaliste bi daal di koy laajaat beneen laaj ne ko bu fekkee sañ nañoo wax ak def campagne ci seen mbir yooyu mbaa dara du leen ci fekk. Sans aucune difficulté. Sans ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. président daal di tontu ni loolu day xawma ci dara, ndax dara dana leen ca fekk am du leen ci fekk, loolu moom xawma ca dara. en tout cas du bàyyi ko ci gouvernement bi. la leen cay fekk du bàyyi ko ci gouvernement bi. waaw léegi ginnaaw góor jigéen ñi sañ nañoo fesal seeni mbir, sañ nañoo sax woote ci seeni mbir. Sénégalais yi ni ñu bañee ak góor jigéen, man ma déggee ci ni kon mbirum góor jigéen, ma déggee ci ni mbirum góor jigéen li tax mu yaatu ci réew mii askan wi képp a ko mën a fanq ci seenu taxawaay, waaye du gouvernement. mu daal di nag daaneel ay waxam, ni kat daal di wax journaliste bi ni ko yéen mbirum àq ak yelleef ak mbirum woyafal ba nga xam ni mbirum góor jigéen dootuñu leen daan ay daan ci wàllu yoon muy dépénalisation, su fekkente ni dafa yegg si sunu kanam yéen réglé ngeen ko ci loi, waaye nag feneen dana jël temps, dana jël ay waxtu, dana laaj waxtu, ndax nit ñi bokkuñu fu nu jaar, bokkuñu trajectoire, bokkuñu ay ngëm-ngëm ak i gis-gis, kon loolu dafa laaj temps.
Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. léegi feneen mooy fan laay laaj foofu mu wax ailleurs feneen mooy fan mbaadu Sénégal ah président kon leer na ni ñoom ñoo ngi waajal légaliser wàllum góor jigéen ci lu ñuy tuddee processus boo xam ni dafa laaj ay jéego boo jugoon di dem Ndar munoo départ Dakar rek daal di àgg Ndar faw nga jaar romb Tëngéej ak Thiès ak feneen soog a dem Ndar kon processus la boo xam ni ñoom ñoo ngi ci ni mu ko waxee ni ko feneen dafa laaj temps ah kon nag waxtu la ñuy xaar ak li wolof di wax bis bu rafet su ko defee ñu daal di mën a jëmmal te yeggale seen gis-gis boobu ak seen gëm-gëm googu ñu leen di wax nag yéen wala ñoom ñooñu muy chef de l'État muy kilifa réew mi nga xam ne dañ koo dénk rek muy gouvernement bi nga xam ni ñoo yore bànqaas yi liggéeyal askan wi muy député yi nga xam ni ñoom pare nañ pour voter loi bi muy association yi nga xam ni ak kuréel bànqaas yi jàppale góor jigéen yi ak keneen koo xam ni si yaa nga ca biir na la wóor ni da nga daje ak ñun te lu mu laaj ñun danañ ko ci def lu mu laaj pare nañ aussi pour def ko ci lii nag dafay tegtale ci ñoom seeni xarañ seeni stratégie seeni yoon yu nuy xàll ak seen jubluwaay goo xam ne gouvernement bu Sénégal am na ko ci taxawal agendam bi ci ndànk-ndànk loo xam ni kenn du yëg muy doxal li muy doxal fekk na li askan yu gën a bañ mi ngi koy dugal loola nag lu leer la lu fés la lu umpul kenn la ànd sàmm jikko yi dana xeex ci bépp jumtukaay boo xam ne am nañu ko danañ ci def lu ñu man lu ñu mënul sax danañ ko jéem ngir jàmmarloo ak ñi nga xam ni ñoo bëgg a légaliser wàllu ngóor jigéen ci réew mi ba bëgg a tàmbalee indi ci code de la presse bi di ci tàmbalee tere kenn ku leen tudd ak ku leen di wax dara te suñu ko teree loolu mooy wane ni léegi kon buñ ko teree ci média yi loolu mooy mujj nañ dañ koy tere ku koy waxat sa biir sal rek nga koy wax salon loolu nag jéego lay doon boo xam ni am na leneen lu ca war a tegewaat ba tax na ñoo ngi interpellé kilifa yi nga xam ni ñoom la yàlla dénk réew mi te bis bu ne ma wax ko ni réew mi kilifa yi diine yi ñooy kilifa gi ndax ñi fi nekk ñëpp ñoom lañ yaakaar kon ñoo ngi leen di yëgal lii di leen ko leeral di leen ci interpellé ngir ñu dimbali ci askan wi balaa réew mi dem ci guuta ndax ñun jaral nañu suñuy bakkan loolu nëbbuma ko kenn ku ko nëbb ci ànd sàmm jikko yi aussi amul kon nag ñoo ngi leen di wax ni seen mbir mii ngeen yëkkati ñun jaay nañ leen seeni bakkan jaay nañ leen suñuy bakkan ci du fi jàll tey du fi jàll ëllëg gouvernement lu dul gouvernement lañ ci yemale ndax moomu leen ñu ba bëgg ñoo imposer loo xam ne si bëgguñu ko yéen dañ leen a dénk kese bu fekkoonte ni ak maandu te def ngeen ko ci li ngeen di def du ngeen def lu dul yem ci liñ leen def loo kese mbindaan muy ñëw ci biir kër ñu bind ko fa mu bëgg a imposer volontéem bi waa kër ga ak njaboot ga man dégguma ko fenn kon yéen ay mbindaan ngeen dañ leen a liggéeyloo kese bàyyi leen xel ni réew mii ay nit dañ fee jaar yoo xam ni jaay nañ seen bakkan tuur nañ seen deret am na ñoo xam ni sax seen bàmmeel kenn gisu ko ba tey dañoo génn gàddaay dem fu sori am na ñoo xam ni seen deret daa tuuru moo arrosé réew mi suuf si foo wëlbatiku mu saf fi sàpp ndax deret ju bari ndax doon bañ lu bon am na ñoo xam ni dañoo jëfandikoo yeneen jumtukaay ngir fexe ba mbaax gi fi nekk ñu wasaare ko am na ñoo xam ni giirug seen dund dañ leen koo xañ fii kuñ fi tëj benn at képp ñu ni dañ koo jaay doole Cheikh Ahmad Bamba 33 ans lañ ko téye te bañ lu bon képp a tax ñu téye ko ak bañ ku ko noot ak bañ ku noot askanam kon su fekkee dañoo maase ñun ñëpp ñu bokk menn maam bokk ak baax ñun ñëpp di ay nit yu ñuul ñi ëpp ci ñun di ay jullit ñi di ay chrétien te dara waruñoo yittil lu dul suñu réew mi wax dëgg yàlla buñ leen dénkee suñu réew jox leen suñu alal jox leen suñu kàddu
ngeen wëlbatiku li askan yu gën a bañ li yées ci li sunu maam yi doon bañ ak ndono li fi nekk yëkkati lu leen ñu ko lu dul di ñu imposer ngóor jigéen ne leen wóor ni ñun jaay nañ leen suñu bakkan li may wax nag nëbbuma ko ndax ci pénc laa ko waxe jaay nañ leen suñu bakkan te lu mu ñu jaral bëgg nañu lu mu ñu jural aussi bëgg nañu wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu